asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax yéen ñiy faral di déglu seetaan télé bi nga xam ne mooy DK TV tey ñu am fi professeur Yérim professeur siyaar nañ la. Jibi maa ngi lay delloo siyaar di profiter di nuyu téléspectateurs yëpp di leen ne marhaban bikum. kan mooy professeur Yérim Diop. professeur Yérim moom nga janal mooy waa jo nga xam ne dafa nice jekk. am nga seet si ko sekku këram. dalal la te am mbégte di la dalal. parce que Jibi ak Yérim Diop ça fait 10 ans. pratiquement kon yàgg nañ. professeur Yérim Diop nag benn waa ju ñàkk solo la. nga xam ne mi ngi dëkk Mbour di doomu Mbour. jàngee Mbour may ko lépp. ba mu am bac. mu amee bac mu dem Thiès lycée Malick Sy wala amee bac série D ak mention. am faculté de médecine. choisir fa section pharmacie bu mu defee pharmacie bi yàlla suturaal ko mu jàll ko jàll bu xaw a kéemtaane ba am doctorat en pharmacie am si diggante bi nag def na concours internat des hôpitaux de Dakar nekkoon ancien interne kon des hôpitaux de Dakar bu mu fa jógee tamit yàlla suturaal moom ma am bourse dem France mais balaa may dem France dem naa faculté des sciences dafa benn ñoo diplôme d'études approfondies boo xam ne chimie et biochimie des produits naturels lañ doon tuddee ak ma am formation très bien am France tamit dafa benn maîtrise des sciences biologiques et médicales balaa may def sama PhD li ñuy wax PhD mooy philosophical doctorate mooy 3e cycle science pharmaceutique ci matière bi ñuy wax chimie analytique moo dellu see tamit balaa may jóge foofu sax lañ ma may poste université comme assistant 95 ma tàmbale jàngale foofu 95 comme assistant en 2000 ma jàll maître assistant 2002 ma def concours agrégation nekk maître de conférence agrégé ñuy wax professeur agrégé loolu tamit du tax nga bàyyi sa loxo université kooku mooy suñu la nee maître agrégé prof agrégé nga mooy jox nañu la sacerdoce parce que nit yi dañ lay déglu te dañ lay laaj tamit nga def ay production scientifique pour nga avancer. nga nekk ci loolu di jàngale di def recherche ba 2008 ma nekk professeur titulaire des universités mais entre temps 2005 nekk naa foofu chef de service ba léegi service bu maa ko gère muy service du laboratoire de chimie analytique et bromatologie de la faculté de médecine et de pharmacie donc tamit yàlla suturaal na ma maa ngi jàngale ba léegi nekk foofu chef de service. dama guma retraite dese na juróom ba ci juróom benn at ma dem retraite wante yàlla suturaal na ma ba fi ma tolloon ci université am na ñaar wala ñetti nit ñoo xam ne bu ñu nekk première année daa leen gàttandu coach ci leen ba léegi ay professeur lañu kenn ki titulaire na kenn ki mi ngi waaj a titulaire année prochaine te am na ku nekk Strasbourg dafa jàng di def thèse 3e cycle ñoo ñëpp yàlla jaar leen sama loxo ba ñuy nekk ci niveau boobu loolu tamit sant yàlla la parce que am na ñu fay jaar duñ formé kenn mais tey compté naa ñett professeur agrégé te peut-être balaa may dem dina am ñeent wala juróom yoo xam ne ginnaaw yàlla si man la yàlla jaar la seen loxo ba ñu agrégé kon loolu tamit sant yàlla la professeur Yérim Diop nag tamit donc yéen xam nga ko yow bu baax xamee ko si jàngale de yow. waaw mais ñiy seetaan quoi ñiy seetaan waaw ok léegi dañuy kii comme ci jàngale bi lañ la xam mais jàngale bi lan moo la yóbbu pharmacie. nga doon waaw lu la yóbbu ci cadre boobu quoi lan moo la fa yóbbu quoi da nga jàng ba dem fa am da nga jékki-jékki choisir ne man pharmacien lay doon. waaw soo amee baccalauréat si ngay def choix ne fa ngay jëm. waaw te man ma dénk la benn affaire tamit bu ñu ma yóbboo pharmacie parce que soo nekkee di jàng peut-être léegi changé nañ suñ jamono. affaire yi amoon xarale yi soo nekkee di jàng soo nekkul Dakar am na yu bëri yoo xam ne. peut-être soo deful attention doo ko yëg concours yeeg affaire yooyu yëpp léegi tamit suñu lay waxee choisir la benn filière jamono yi amuñu si woon xam-xam man bi ma yóbboo pharmacie dama perdre naa une année parce que dama doon jàpp ne pharmacie daal jàngu jigéen la quoi loolu laa jàppoon. oui ma perdre une année boobu may jéem a xëcc pour dem France ma ñafe ba sonn pour dem France surtout. ma ne affaire nag caaxaan faaxe si la ressaisir toog
ak samay grand yu baax ndeysaan yi fa nekkoon ñoo doon coaché ma toog jàng yàlla suturaal ma si jàng bi yomb trop ci man. waaw du sax effort bu ma def sutural la. dafa yomb ak fi nga waroon a jaar. waaw c'est-à-dire jafewul noonu. amoon problème mu bourse amoon problème mu lekk amoon problème fu ma dëkk pare jàng bi tamit yàlla mu suturaal juin rek première session rek laa doon jàll. waaw. léegi nag yow yërëm bi nga wax yaa ngi ko xamee si social. waaw ci foofu laa jëm dañ seetlu woon ne ci côté social. da nga ci doon def affaire yu am solo man ci laa la xamee social laa la xamee nga doon jékkee-jékki faj ñëw ñu ne docteur yi ñëw nañ. docteur yi bu ñu ñëwee ñu ngi nekk place sàngam mais yaa leen fi doon indi mais seetlu nañ ne loolu gisatuñ la ci. boobu foofu laa la xamee woon quoi. maa ngi ci ba léegi c'est vrai en 2010 la 2010 côté yooyu laa commencé 2010 2011 fekk boobu maa ngi liggéey laboratoire de contrôle des médicaments dans secteur médicaments yi ensuite maa doon président d'honneur association bu ñuy wax Baye assistante médicale xam ne ay docteur lañu xale docteur yu jàng université di ay taalibe Baye Niass yu organisé woon kuréel ne ñoom dañuy bëgg a def assistance médicale yi dem ci gàmmu yi ba léegi gàmmu Medina Baye bi ñoom ñoo koy couvrir su gën a bëri ak wàllu santé ay dëkk tamit dañuy dem ci ay dëkk di couvrir ay def ay consultation à l'occasion de gàmmu yooyu wala def ñu organiser ay dons ay circoncision yooyu yëpp dañu koy def ñoom laa doon njëkk àndal bu muy ñëw noonu volontaire ne professeur yow soo ñu yóbboo ñun ñëpp nañu sawar a dem te gis nga mu doon xumbee ñëpp doon ñëw. même ay étudiants marocains sax dañu doon ñëwaale. waaw suñu ñëwee tamit ma dalal leen ci bërëb benn auberge. pare nag yor seen dund pendant une semaine. waaw li mu si jubloon tamit solidarité sanitaire la c'est-à-dire képp ku jàng ba yegg si benn niveau yi tamit jàppal xel bàyyil xel ne say waajur. ñoo si jàpp ba nga yegg foofu. bàyyil xel ne ay ñoo xam ne peut-être bokku leen lu dul si Adama ak Awa mooy profil yee jàngal ñoo la tette ba nga àgg foofu. soo nekk si benn dëkk tamit comme Mbour suñu réussite bii Mbour bokk na si parce que si école Mbour lañ duggee Mbour Tukulóor gii laa duggee CI école Mbour Tukulóor. mooy Nicolas Songo Faye léegi. ba nekk toll fu ma toll kon war naa mën a delloo njukkal sama dëkk si loolu. te ndimbal nag ci li ngay yëngu. ci lay gën a yomb. looloo ko indoon léegi nag dama doon def dama doon bind laboratoire yi def garab yëpp ne dama bëgg a dem bu def consultation gratuite soxla naa ay garab jàppale leen ma si waaw di jënti tamit jamono yooyu am na sax benn année benn politicien bu mag participé na quoi. bu mu ñëwee fii tamit mu bind ñëpp mairie yeeg préfecture yeeg képp koo xam ne daal war nga mën a jël sa loxo dugal ko si pour ñu def solidarité boobu wante ba tey ba sànq kenn uyul. waaw ma koy def nag indi garab yi indi médecin yi dem si quartier gox goxaat yi Mbour Tukulóor def naa ko Tefes def naa ko côté Médine yàlla defal ma sutura tamit ñu si soo ñëwee faju sax wér waaw ndax yéen donc bon dama si namoon nag politiciens yeeg maire yi si doon kii ñu mën a am occasion pour dugal ci seen loxo. dugal ci seen kii mais ba tey ba sànq kenn fekk su kenn dugal ci. waaw mais nag amul solo. teewul découragé ma def naa ko ñetti at yu teg loolu chaque année ma ñëw indi ay nit def loolu. Tefes daal laa xam ne soo demoon Tefes ñoom waa Tefes ñoom dañ doon organiser wu ñoo jël en charge de repas yëpp toppatoo médecin yi indi leen ndox ak ay boissons ñooñu liggéey dem. mais amul benn quartier bu ma dem ñu dugal ci seen loxo. waaw loolu tamit garaawul parce que dafa ma ci communication dans ce sens. waaw parce que sooy dimbal doo ne kaay ma dimbal la wante par force. da ngay par force da ngay indi lu mu lay dimbalee déedéet. si cadre boobu aussi dem naa fi Ngéeñeen daf ko fi dem naa fi Juwaalo. ay ñaar wala ñetti yoon waaw. ba si diggante ba si yeneen année yu mujj yi. parce que affaire bi maa ngi ko arrêté ay 2015. 2014 2015. yooyu tamit dama si doon lëkkaloog programme comme programme de lutte contre la tuberculose. yenn saa yi su ma doon dem dañu ma doon abal seen oto ak seen rajo pour ma defaale dépistage rajo pour dépistage tuberculose. donc
vraiment c'était un élan de solidarité qu'on avait mis en place à Mbour pour dimbalanteeg jaam yàlla yu nekk ñu néew doole yi pour faju ginnaaw loolu tamit doon naa am ay sollicitation parce que ci dëkk bi laa dëkk ay jaam yàlla am ñu may yaakaar sollicité ma li ma def ko si yàlla rek tax loolu moom mu ngi wéy ba léegi mais ci côté kii dañ seetlu woon ne Mbour doon nga ci liggéey bu am solo ci côté nit feebar war a ñëw Dakar nga jàppale ko ba mu génn ci te léegi loolu gisuñu ko fi mu toll nii. waaw déedéet loolu xam nga doon nañ nit yi kaay ma dimbalin déedéet. waaw l'idée mooy xam nga lu bëri soppeeku na fi entre temps nag. entre temps couverture maladie universelle dugg na. ay yu bëri soppeeku na. ay initiatives yu intéressant. mais maladie universelle yi waa Mbour yi pour ñu gis ci seen bopp day jafe de. ah lu tax. ah déedéet parce que ñu ngi gars yi xamuñ sax fu ñu jëm bu ñu demee ci poste de santé yi ñu ne loolu amu ci jàppal baal ko. déedéet du si poste de santé yi. déedéet affaire bi dafa am lu ñuy wax mutualisation les mutuelles de santé. xam nga fonctionnaires yi ak ñu liggéey si société privée yi. ñoom dañuy am ay mutuelles. waaw dañuy cotiser am ay mutuelles fonctionnaires yi dañuy am nu ñu koy waxtee benn. dañu am ay mutuelle quoi. c'est-à-dire fonctionnaires ils sont pris en charge par l'État à hauteur de soo ko toppatee. léegi nag ñu nekkul ay fonctionnaires. néew doole. ñu ne leen état bi teg na benn li ñuy wax couverture maladie universelle. parce que bëgg-bëgg état bi mooy sénégalais bu ne. saa yoo buggee faju nga dem faju. état bi teg. couverture maladie universelle Macky Sall bu mu ñëwee nag fi def président Macky Sall mooy namam bëggalam namam mooy sénégalais bu ne am na droit faju parce que faju dañ ko def ci constitution bi ne moom chef de l'État moo yor wér-gu-yaramam sénégalais yi nekk sous sa coupe mu xalaat loolu teg ko pour faj bi ñëpp mën see jot parce que bu ñu analyser tamit li ñuy wax les comptes de la santé dañoo gis ne Sénégalais si boppam man ak yow. ñooy jël presque 90% en charge suñu wér-gu-yaram. mais par un paiement direct yow soo fayoo da ngay dem génn sa xaalis fay soo bëggee jar da ngay génn sa xaalis jënd tu vois mais du toujours ngay am xaalis. léegi nag couverture maladie universelle daf lay permettre fu la affaire bi mën a bettee fekkoon yow nga affilié si benn mutuelle nga mën a faju te duñ la exiger nga fay. dañ la exiger nga fay 1/5 wala 10 wala 20% xamuma kii daal. taux yi. xam nga loolu jàppandal la mais après état bi li nga fayul nag état bi ma fay complété. kon loolu dañ ko war a gas gëstu ko encore càmbar ko bu gën a baax pour xool les voies et moyens yoo xam ne dinañ ko soutenir parce que lu diis la si état. mais c'est louable affaire boo xam ne su taxawee. je pense que problème wér-gu-yaram dina oyof si Sénégalais yi dootu ñu génn di fay directement parce que kenn xamul metteel mën na ñëw fu ne mais di nga mën a saa yoo amee problème nga dem faju fekk cotisé woon nga si mbedd mutuelle bokk kon yoon bi mooy dem si mutuelle yi nekk si gox-goxaat yi. adhéré si mutuelle yi. soo adhéré tamit am na benn temps boo xam ne tu n'es pas encore éligible dafa naa 2 mois la. mais gars yi dañuy xaar ba feebar dikkal leen. ñu xalaat yombute boobu ñu ñëw bëgg a adhérer tout de suite bénéficier wu. bénéficier waaw da nga koy teel a nañ ci teel a jóg organiser wu si gox goxaat yi. pour que kenn ku ne nga cotiser ko 3500 xam naa suñu amaatee yenn émission. dinañ xool. waaw dinañ am nañu seen xel gën a màcc nekk si suñu kuréel. dinañ ko mën a expliquer bu baax wala leen les voies et moyens bu ngeen di jàll pour def ko. kuréel gi dañuy dem direct ci kuréel gi nu mu tudd. sama kuréel. bu may kii mu ngi tuddoon ALC. Alliance pour la liberté et la citoyenneté. ñu toftal si dëggal yaakaar. dëggal yaakaar ba léegi. ALC dëggal yaakaar ba léegi de moo fi nekk gum léegi nag parce que dañuy dem si benn ay échange yoo xam ne certainement pour nga gagné ko di nga am ñoo lëkkalool. yooyu yëpp ay waxtaan la tamit suñu demee mais nag mën naa la faram-fàcceel alliance. waaw dëggal yaakaar. Alliance pour la liberté et la citoyenneté ñaari mots yooyu dafa am solo. parce que nag yow bu may xam tamit boobu libéral nga xamee. waaw. un libéral nag moom il croit à la valeur du travail liggéey. la gëm d'abord dafa gëm ne kenn ku ne man ak yow ak mbayam. kenn ku ne dafa war a am possibilité.
épanouir société bi. mais par le fruit de son travail. parce que nag balaa nga ne naam ne fa. léegi suñu bokkee xalaat si loolu ñu ne nag kenn ku ne nag na mën a liggéey ba am place ci soleil bi. bu defee mu mën a organiser boppam. donc ensuite ma inspiré wu ne yaakaar am na ñu bëri indi yaakaar seen slogan politique. Benno Bokk Yaakaar APR yaakaar. yooyu yëpp. ma ne waa mais soo nekkee di yaakaar rek ne yàcc moom. sotti kon ma indi dëggal yaakaar. par le travail par la discipline par la doctrine le respect de la doctrine. il faut ñu am benn bëgg-bëgg bu ñuy jublu ñun ñëpp bokk ci jublu pour dem bi yomb ba pare nag mu am discipline. li may wax ni dama koy àbb si benn borom xam-xam chinois bu bind ñuy wax l'art de la guerre nga xam ne ginnaaw doctrine bi. y a la discipline et le commandement. après nag am na l'espace et le temps am na nu mu ko tàmbalee daal xalaat yu rafet pour gagner une guerre donc politique nag soo koy xool conquête la pour un pouvoir guerre la tey ci si mbas mi ñu nekk guerre sanitaire lañu nekk dafa war a am stratégie bu ñu si war a demee mais ñëpp donc loolu laa inspiré wu quoi ma ne donc yaakaar il faut ñu dëggal ko par le travail par la discipline par l'orientation l'abnégation pour ñu mën a jëlee suñu dëkk position bi yóbbu ko fële ak ay stratégie yu leer nañ waaw mais du politique gu ñëw rek tàccu fecc yëngatu pare suñu la joxee bagage yi ngay ndaataatal. professeur Yirim Diop da nga ñëw année ba la ñu génn ci élection maire nga ñëw fi ñëw benn affaire bu am doole indi programme bu amul fenn ci département de Mbour. da nga soxlawaat doon maire Mbour am déet. incha allah maa ngi doon prochain maire Mbour. yaa koy doon ok d'accord loolu mën na nekk. am naa suma grand Fallou si la déggee dina tiit quoi. élection bee passé. mais nag. moom laay nax rek ne ko grand. nag ma jox ma dem quoi programme bi nga yoroon. balaa maa ñëw ci cadre élection bi ak ni ñu mun a lire bee passé programme bi nga yoroon beneen affaire la jeunesse bi yëpp ñoo ci d'accordoon ci programme bi nga yoroon biir Mbour yow dong yaa ko yoroon léegi. futur maire laay wax futur maire est-ce que programme boobu amaat na bu mel noonu parce que programme boobu jafewul am na. programme boobu ba léegi ñu ngi fi principe yi ñu ngi fi. mais nag entre temps boobu ak léegi def na 6 ans. waaw. xam nga yow tey yow bu mu la xamee. xamee woo ma woon. déedéet tey nga gën a xarañ parce que dangaa profité si xam-xam yu bees yi am si communication. dugg si. dëgg kon képp kuy politique. bul def ñuy wax tàngalaat rek. da ngay jàngat situation actuelle bi si gox-goxaat yi nekk Mbour jàng secteurs yi nga xam ne moom la ñuy descendre moom la ñuy transférer les pouvoirs transférés dans la commune. benn bu ne nga xalaat si avec les solutions du moment xool noo koy jàmbare donc suñu programme boobu ñu ngi siy liggéey. waaw am na yoo xam ne nañ ko garder mais dañ koy améliorer. te am na yoo xam ne yu bees dàq lay doon yoo xam ne moom kenn daajeeku ko ci paquetam yooyu la ñu indi mburuwaay yi parce que nag le pouvoir c'est le citoyen kon nit yi xamee ko noonu citoyen bu nekk dafa war a xam ne moom c'est lui qui détient le pouvoir waaw maire ya conseil yëpp ñoom dañuy orienté rek ci li citoyen yi bëgg kon laaj na balaa ngay dem mairie nga déglu citoyen yëpp bu si xeeb kenn waaw kenn ku ne nga dem seeti ko waxtaan ak moom déglu ko. atta sax ñi taxaw yor mairie bi yor pouvoir bi parce que tamit am nañ tuuti expérience gérer une mairie. nga jàngat si ñoom li si dëng nga joyanti ko waaw xalaat yi bees yi si indi nga xool noo koy adapté ba mun a indi ay solutions yi taxaw. donc du affaire puusal moo toog rek déedéet. dañuy jàngat dëkk bi. xool fànn yëpp si wàllu cet gi wàllu yoon yi wàllu. leer bi économie wala sécurité bi wala jàng bi surtout jàng bi. parce que jàng moom c'est le invité wala wér-gu-yaram bi. loolu yëpp mairie dafa war a taxaw comme dëkk comme réew. parce que dañ ko transférer ay compétences. daa daf ko jox ay pouvoir
et te mu am xarañte boo xam ne tamit day ut les moyens de ses ambitions. waaw les moyens de ses ambitions parce que Mbour moom dëkk la xaw ma budget fu mu toll nag parce que vraiment xool ma ko. mais war na Mbour moom pour man war na yegg budget de plus de 10 milliards xaw ma fu mu toll. wala 20 wala 50 milliards. pour mun a daf projet ñu bëgg. damay waxee noonu rek mais il faut nga am les moyens de tes ambitions en travaillant avec l'État central parce que l'État central dafa am plan bu mu indi mooy PSE plan de développement du pays. ci pays bi lañ bokk kon war nañ tam ñun inspiré wu si foofu xereñ daf ñun suñu plan te ay exemple ngi fi soo demoon léegi Sandiara seen maire bi am na vision boobu Sandiara bi laa de. am na vision boobu soo demee mu leer nañ ba pare am ay projet am ay projet waay. waaw donc noonu la ñu war a. kon da ngaa jàpp ne Fallou amul projet. déedéet waxuma loolu xam nga waxuma Fallou amul projet parce que mi ngi góorgóorlu. mi ngi def li mu mën. waaw. kon bu ñu la joxoon yow nga def lu raw la. c'est-à-dire am naa si yaakaar c'est-à-dire da ngay am vision. am ambition am fit. pour mën a yóbbu affaire yi. affaire yi waaw affaire du ay yox-yox yi ñoo ko yóbbu. kenn tuddul Mbour kenn du wax Mbour ci kër àdduna te waxoo napp gi. pêche. pêche. waaw xam nga tudd ma ko secteur mais ci la bokk. pêche nag dama ne national gi yëpp la. parce que am na ay weer si ginnaaw dama naa ba tefes day jafe ak ndeysaan ñu ñuy wax kuréel gi ay jeunes yu nekk foofu di liggéey ci napp xam nga ni jànkonteelu na ay situation yu xaw a difficile ñu ne bateau de pêche yi daal yu ñu jox ay licence ak ñi nga xam ne clandestin yu ñàpp seen eaux territoriales yi ñooy tax ñoom suñ demee duñu am dara.